Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili li ci gën a fës ci xibaaru ngoon gi liggéeykat yi Expresso Sénégal di tëkku wàcc ci mbedd mi assemblée générale la ñu xëyee coono dëgg ñu ni moom la ñuy daj di ko dund ci biir seen entreprise boobu dara doxu fa ba noppi ñu ni kenn du wax ña ko doon jéem taxawlub syndicat ñu fa dàq leen ñu ni nag lu ni mel mënta wéy afti ni secteur transport bi faaw ñu defaraat ko gontu nañu kon sequb jano ak waaye taskatu xibaar yi jëkkee ci leeral bor bu ñu leen jiiñ yorel nañu ko banque mondiale loolee xamle nañu ni kon dara mu ci àddu it ci car rapide yi circulé ñu jàpp it ni war nañu leen a mën a rocc ci circulation bi grève bi transporteurs yi nasit joxe nañu ci seen xalaat prison yi fees dell jot nañu wut yeneen xeeti pexe ci ñi ñu jàpp ni wàcc nañu yoon kon loolee nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo bootu ëmb kur boo nekk ci biir kuréel gi saytu ñu nëbb jant bi ñoom ñoo ko xamle nee nañ ci loolee la ñu war a jëm waaye dafay laaj ñu kon waajal ko xëyee nañu ci ñoom itam ndaje ca diwaanu Kaolack fa la ñu dajale magistrat ak ñu seen xam-xam màcc ci wàllug yoon tàng bi sedd bi kon di tàmbale ci yenn réew yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di mareyeurs yi nii waxtu wi nag moo leen gënal ndax marché dana gën a neex dem nañ ca Soumbédioune fekk ji fa ñenn ci ñoom gannaaw ñetti fan biir géej ci dénk nañu fat ki ne dem li ñu indaale ponk yango kon mbokk yi ni studio yaatal ko dellu nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak assemblée générale bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéeyee ci Tigo ci Expresso Sénégal kon xëyee ñoom liggéeykat yooyee nag jàpp nañu ni seen kër ga dara doxu ca firnde li mooy ña fa doon taxawal sax syndicat dañu leen a faf licencié dàq leen bari na tolof yi ñuy dund ba noppi ñu ni kenn du ko wax loolaa tax nag ñu mer ba futtu ña ngay tëkku sax banque seeni loxo wàccit ci mbedd mi Fatou Bintou Konté Mohamed Dieng ñoo tewee seenum ndaje. fii ci Expresso Sénégal bés boo nekkee syndicaliste mooy sa dàkk taxaw na ba tax ni jamono ji ñetti syndicaliste li nga xam ne moom mooy direction générale bi licencié na leen bu fekkee sax ñi nga xam ne ñoom ñooy inspection générale du travail xamal na leen ni loolu mënta ne. bi ñu bëggee def syndicat automatiquement bi ñu leen ci informé dañoo licencier 2 des membres du bureau par email benn bi 19h benn bi 22h. man mi secrétaire général bi aussi lu ñu ma fi deful dañ koo fàtte ba finalement licencié nañ ma le lendemain de mes 9 ans à Expresso dañoo bëgg nag loolu tey mu doy. entreprise de téléphonie bii nag nga xam ne ay soudanais ñoom ñoo ko yor nekk fa sénégalais wóorul la employé sénégalais yi fa nekk jamono ji ci ay jafe-jafe yu metti lu ñu nekkee. metti na torop parce que ñun dañoo jëlee ci ay sociétés yu baax dañoo débauché ci ay sociétés yu baax jëlee ñu ñii États-Unis ñii Maroc ñii dans tous les pays d'Afrique et d'Europe pour ñu ñëw. am une vision boo xam ne moom la ñu joxoon les Africains pour les Africains par les Africains loolu moo tax ñu ñibbisi fii liggéey dëkk bi liggéey aussi Expresso ba mu baax
tey ñu ne ah mais am na ay cadres yu nekk Soudan léegi nañ ñëw jëriñoo liggéeyu sénégalais yi loolu ñu teg ko fan. tey nag ci àllarba bi ñi nga xam ne ñoom ñuy liggéey Expresso nag dañoo daje woon a taskatu xibaar yi ngir wax li nga xam ne moom moo leen metti ba tax ni jàpp nañu ne fii rek fan yi néew danañu wane seen bopp. tey jii ci après midi bi am nañu rendez-vous ak directeur du travail ñu fas yéene def benn marche bu mag a mag a mag boo xam ne bii dinañu def képp koo xam ne kii da ngay bañ ci dëkk bi nga àndandoog ñun ñu xeex dinañu def benn préavis de grève parce que jot na nag pour ñu jàkkaarloog ñoom yëkkati tonalité bi. liñ ci mën a wax ba wax daal mooy depuis 2014 la employé yi bëggoon a tenir li nga xam ne moom mooy élection délégué personnel wante boobu ba léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy direction générale bi nanguñu ci benn yoon. aftu ñoom janoo la ñu xëyee ak waaye taskatu xibaar yi moom sax la ñu gonte daal di seetal seen der ni bor bi ñu leen di ji yoreel nañ ko banque mondiale lépp fukki milliards ak ñaar loolee kon amut wax nañu it ci circulation bi xeeti woto yoo xamante ni waruñu ko woon bokk car rapide yi nañu leen war a renouveler waaye it grève bi ñu jàpp ni amu fi yoon nguur gi la ñu gis ni moom moo ci war a jël responsabilité ma bi fay. aftu weddi la def bor gi mu amel banque mondiale toll ci 12 milliards 600 mbootaay googee wax ne benn jafe-jafe amul ci seen diggante ak banque bile. 505 véhicules phase test pour Sénégal muy 5 ans ñu remboursé ko 2018 la ñu tàqali ko ak banque mondiale benn oto lañ ci moo ci lakkoon Sénégal Gambie mais 504 yëpp dañ ko remboursé 100%. li ñeel wàllum grève syndicat yi loolee warta amati bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bi moom moomee naan état bu Sénégal moo war a jël lii di ay responsabilité am. grève mënatul am te du ndigal la transporteur état moom moo war a am fitam ak confiance am xam ne lu ñu ko wax mooy dëgg grève mënatul am Sénégal tant que ñun ñii ñëwunu ci am na lu naqari nag danañ ko dem ci ñoom waxtaan ci ak ñoom mais benn syndicat boo xam ne c'est intérêt personnel moo la yor mënatoo téye réew mi. léegi rek yenn ci ay car rapide ak i njaganjaay daanu leen jël dindi leen ci tali bi waa aftu di wane ne ñi ngi gën a wéyale bile mbir ngir mu antu. njaganjaay bu doon daw caali bi mënatoo daw yaa ngi ci biir dëkk bi loolu la nit ñi gis maanaam oto yi ngeen daw yëpp bu ngeen laajee 70% yi amuñu sax licence urbain bu war a daw interurbain la ñoom parce que àll bi mu am crise ñu ñëw fii di daw Kër Massar fu ne. waaye teewul ñuy wax ne am na ay njuuj njaaj ci wàllum transport bi le nun noo sàcc bi noo ko jàpp pas état pas police noo ko jàpp nun parce que moo dem jaay ko 2 millions kooko ñëw ñu ne ko oto bi duggoon na mu dem porte ji plainte. ñu sanc ko ci atum 2005 aftu soob loxoom ngir wàllum transport mi mën a ñoŋ fii ci mim réew entreprise bi le coppi na lu toll si 500 ak 5 minibus ngir rek mën a ñoŋal wàllum dem beeg dikk bi fii ci Dakar. prison yi ci réew mi ak nañu feesee mbileeg mbàcc rek ñu daal lay door mandat de dépôt dugal la war nañoo mën a xool kon yeneen xeeti pen daan bu ñu jàppee ni kon wàcc nga yoon kuréel gi ñu taxawal muy saytu dundin wi ci biir kaso yi ñoom ñoo ko xamle ci lël bu ñuy amal fële ca diwaanuk Kaolack magistrat ñu seen xam-xam màcc ci wàlluk droit ña nga fay daje di saytu yan pexe yeneen la ñu war a mën a teg ngir remplacer nit ñi ñuy dugal ci biir kaso yi waaye loolu lépp dafa am lu mu laaj Ibrahima Jamais. Observatoire national des lieux de privation des libertés seeni mbébét moo di rek application li ñuy duppee peine alternative bañati kon jël nit ñu bëri tëj leen kaso rap ñu fees fa del moo waral kon ñu amal benn atelier d'échange et de partage pour rek weccante xalaat diggante magistrat yeeg ñëpp ñu yëngu ci wàllu yoon. waaw ressortu Kaolack yi dañu leen réunir ñoom ñëpp ñu def ñaari atelier pour jéem a seet ban alternative la ñu mun a am pour empêcher détenus yi dem ci kaso yi dañu fees alors il faut que ñu ut ay solution yu nga xam ne dina mun a wàññi tuuti détenus yi ci kaso yi. benn alternative yi dina tax prison yi gën a désencombré wu waaye tamit il faut ñu taxawal ay dispositifs yu nga xamante ne dina garantir peine yooyu de. dafa am ay dispositions législatives yu existé yu nga xam ne dañu jox possibilité ñu jox leen yeneen peine yu nga xam ne du ay peine prison c'est-à-dire par exemple la semi-liberté probation travail pour l'intérêt de la société sursis ajournement yooyu yëpp
ay kii la ay sanction la. donc disposition yi am na mais dañu am ay problème pour mettre ko en application loolu jaral suñu kii bi suñu atelier bi. magistrat yi bokkoon ci ndaje bi la rafetlu ko lool ndaxte jàpp nañ ne buñ fi jógee daañu ci gën a bàyyi xel. séminaire yu mel nii dina tax ñëpp jëlaat en compte texte yu bees yi bu ko defee bu ñu delloo ñu mën cee waxtaan ak suñuy naataango fexe ba xool naka lañ koy appliquer ba fexe prison itam wàññi population ba fa nekk parce que ku ne xam nañu prison yi fi ñu toll nii li fa nekk ci ay détenus ëpp na dayoo. bi nag war a durer ñaari fan waa ONLPL ñoo ko organisé ñu jàpp ne nag buñ fi jógee daan yu bees yu leen tax a jóg daañu ko mën a appliquer. Rama Diame ñi moom ñibbisi nañu toll nañu ci téeméer ak fanweer ak juróom benni doomu Sénégal ca Libye kon la ñu leen jëlee foofee ne nañu condition yu métti la ñu fa dund ñu naqarlu yooyu situation ñibbisi bi nag xëy na bëggeewuñu ko woon nii la leen taxoon a damit ngir saafara ko sottiwul ba tax na bëgg nañu nguur gi daal di ci jàpp Abi Faye Modou Diop ma nga woon ca teertu ba. boo leen gisaatee ci seeni colin lépp niroo ñu dajale leen ci benn salle d'embarquement ngir ñu mottali lii di formalité yi wane ne ñoom ñëw nañ fii ci biir réew mi ndaw ñi demoon màngaani ca Libye ngir daani seen doole anam bañ fa doon dund metti na lool. te dew ma pour toog ci Libye dama dem pour jàll parce que sama papa dafa décédé ak sama yaay sama jabar mu ngi France ak sama 5 doom. bu ñëwee Sénégal dama sant yàlla bu bëri nekkoon na ci guddi yoo xam ne metti na la ma weesu rek fàtte naa ko mais sant yàlla bu bëri. ñu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom benn ndaw ñoom ñëpp jóge woon Sénégal dem ca Libye waaye ñu dikkaat fii ñett ci ñoom tawat lool di wax ne anam bañ fa doon dundee jéggi na dayoo. tey nga jóg ñu ne la boo ma joxee 800 000 dinaa dugal ci xel nga boole li nga am ak li nga amul yëpp fay ko jox ko nga jox ko yaakaar ci moom mu jël la dem jaay la naari dañ lay tëj di la torturer di la dóor nag xaalis boo xam ne seen bopp waajur bi xelam dalaat mu ànd ak mbégte ci gis ga mu gisaat doomam bii. man damaa yaakaar parce que damaa déggoon Libye ku fa dem dee na parce que dafa am ñëw ba ñëw si man ñu ne mais ku fa dem rek jeexal nga ba ma gisee mu daal di nekk beneen nit loolu la mais nag man kontaan na. autorité wu Sénégal di dalal xelu ndaw ñooñi di leen wax ni am na ay projet ngir ñoom. ñëw du gàcca wuti lu ñu amoon la waxtaan ak ñoom ci projet yi am ci seen gox yi laaj leen nan leen ko bëgg a doxalee ànd ak ci ñoom ba xale yooyu dootuñu en fait soxlaati sax xëy na màngaani. atum 2017 lu ëpp ci junni ci ay doomu Sénégal jóge nañ fi màngaani ci diwaanu Libye ñu indiwaat leen ci seen sagoy bopp la ko waral anam bañ fa daan dundee jéggi na dayoo métit na ñoom ci seen bopp di wax ne njënd ak njaayum njaam moom moo nekk foofee te bu ñu soñoon gouvernement bu Sénégal jàppale leen. fan la liggéey bi toll ci pôle urbain bu Diamniadio Cheikh Kanté moom moo ko saytu ju woon moom jawriñ ji ñu dénk wàllu ko kon PSE ma nga fa woon béréb bu mu ci jógee jàll ca ba ci des gannaaw loolee jàpp na ni daal mbir mi na muy doxee d'accord na ca fa mu gisit ni am naa yéex diggée na def cay safara di saprera. ci génnam gu jëkk en tant que ministre bi yor wàllu plan Sénégal émergent Cheikh Kanté moo ngi ko jagleel pôle urbain bu Diamniadio sabab li mooy saytu fu liggéey ba toll ba ñu tàmbalee ba tey. mooy màngaan bi ñuy jógee ci àll bi di ñëw ci taax yi fépp la ci àddina bi particulièrement ci Sénégal donc il fallait trouver que le président trouver une solution par rapport à ce phénomène là moo tax tey mu ñëw visiter pôle urbain Diamniadio nga xam ne 7 composantes la 7 composantes yëpp ñi ma ko gisee vraiment avancé na bu baax a baax te li fi nekk dal la xel. pôle urbain bu Diamniadio nekk juróom-ñaari chantier yu wuute ni chantier yi wuute noonu la état d'avancement travaux yi tamit wuute am na ci yoo xam ne ci chantier yi am na ay jafe-jafe. am na nag des difficultés yoo xam ne yi c'est propre à chaque système difficultés yooyu ñu ngi ciy jéem a waxtaan pour indi ci solution le plus rapidement possible pour ñu mën ko fàtte. parc industriel université Amadou Mahtar Mbow. Sphère ak cité ministérielle teg ci centre de recherche en santé amul benn infrastructure bu xam ne Cheikh Kanté bàyyi na ko ca mujjantal ga nag
ministre bi jàpp na ne am na satisfaction. coppite ci wàllu climat yi bu ñu demee ba muy indi leen jafe-jafe ñu war a mën a am ñu leen taxawu loolaa ko taxaw na jukk assurance ci wàllug mbay mi jàpp nañu ni 2013 jàpp 2017 ñaar fukki junni ci producteur dugg nañu ci xayma yi loolee kon la ñu wone ñu daal di ci dir suet ak Aminata Mbaare Sow Jafara Bàcc jamono joñ ko doon siiwalee. baykat yi mën nañu jëfandikoo li ñuy woowee assurance industrielle agricole maanaam loo xam ni mën nañ ko yore ngir ñu fàggu yenn taw yi nga xam ni day faral di ñàkk wala sax yenn jéeya di am bu ñu bayee seeni tool. bi ñu commencé ba léegi xam nga koo xam ne ci 3 millions la commencé 2000 tey mu lay wax milliard ak lu topp kon loolu wane na ne mbir mi intéressé na baykat. loolee nag waa compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal moo leen ko jagleel atum 2013 ba 2017 lu bëri ci baykat yooyu le daal nañu dugg ci assurance boobule. suñu rôle mooy accompagner nit ñi bu ñu amee nattu ñu am lu ñu teg seen loxo sa bopp ba léegi ñu ngi koy def ci baykat yi li ñu joxeegum ci mbiru assurance industrielle rek presque daanaka jege na genn wàllu milliard depuis 2013 ñu jox ko lu mat si juróom-ñaari junne ak ñaari téeméeru baykat. am na producteur yu Gunaas yu am ndàmpaay producteur Vélingara yu am ndàmpaay Kolda ak Médina Yoro Foulah loolu lu ñu fayoon ci prime lu ñu joxe woon ci xaalis ak lu leen prime et assurance bi indil dafa wuute. ñu jàpp ne assurance bi fi mu toll nii lu war a nekk la ci baykat yi ndaxte fi mu toll nii ci yenn gox yi dañuy wax ne taw bi bëriwu fa te loole mën na andi jafe-jafe. am nga Matam zone la boo xam ne ñoom dañuy compter ci culture de décrue maanaam bu dex gi feesee bay dellu ñoom ci diggante boobu dañ ciy bay sa ren ji ragal nañ ne loolu duñ ko mën a am. waaye nag ba léegi ñu jàpp ni ci yenn gox wàllu assurance boobule baykat yi ba léegi gisaguñ ci seen bopp ñi nga xam ni ci wàllu mbay la ñuy yëngatu ne dañoo war a gën a yee askan wi rawatina nag ñi nga xam ni dañuy yëngatu ci mbay ngir ñu xam assurance boobule lan la leen mën a yokkal. sedd bi tàmbali ci yenn réew yi ñuy jëm biir géej sori ca di koy sentir xam le ni jamono yi bokk na ci li leen gënal ndax jën moom dafay daal di yomba am ca Soumbédioune ba ñu fa demee fekk nañ ci ñoo xamante ni gannaaw ñetti fan ci biir géej am nañu lu ñuy indaale reportage bu Fatou Kiné Dem. juróom-ñetti fukk ak ñaar ci kilomètre daw nañu ko ñetti fan ñu def ko ci géej gi Doudou Falto ak ñi mu bokkal liggéey bi ñibbisi ñu ne nag napp booy xool jamonoy sedd dëgg la neex. géej période bu ne ak jënam mën nañu wax ne sedd bi sax ñun moo ñuy gën a arrangé ka tàngaay bi ndax bu seddaay bi ñëwee di nga mën a liggéey bu normal ba sa yaram yenn coono yi du koy te bu dee tàngaay bi nii di nga jàpp jën di nga sonn ndax tàngaay bi day métti su ñun si naaj bi. ñuy faral di wax nag jën day ñàkk waaye ci gis-gisam dafa fekk rek ne nappkat bi xamul fu jën ya ne. ji du ñàkk jën yow yaa dul yegg fu mu nekk bu dee tàngaay bi day sore ndax jën bu tàngaay bi nii ñu nawet day sore day gën a dem booru maanaam ay Guinée côté yooyu lay gën a bari daal ay Joal jëm noonu. ci seetlu jamonoy sedd xeetu jën yi la ñuy faral di gis. day bari façon jën bu ne dina am ay doy dina am doraat dina am yuufuf dina am jay façon jën yooyu yëpp dina am bu dee comme gaal loo ciy ndaw yi. bu dee gaal yu mag yi nag dina jàpp ay ruur raskas. ci quai de pêche Soumbédioune bi la ñuy dooree ngir wuti jën waaye boo xoolee Yaraax nag lañu taamu ngir jaay seen jën. waaw fii marché am dafa ndaw marché bi moo tuuti quoi gaal yi xajuñu fi parce que ñun ñuy dem di am ñaari fan ñett bu ñu teeree ñi nga xam ne fii la ñuy dem di ñëw kon dañ leen di lor parce que marché bi jën wi du ko attan loolu moo tax ñuy obligé ñun dem Yaraax. nappkat yi nag ne seen liggéey bi ñi ngi ci suturlu naam waaye nag la leen gënaloon dëgg mooy rek ñu am sañ-sañu di nappi ji ci yeneen i ndox. ba Kuredior village la diggam ak Mexe ma nga toll kon ci juróomi kilomètre jàpp nañu ni ci wàllug cet def nañu ci lu am solo ba doon tey ji kon royukaay ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa yi ca Eaux et Forêts ca diwaan ba kon rafetlu doxalin woowee askan wa profito kon wax leen it seen i jafe-jafe bokk ci lu jëm ci nu ñu leen di roñolee mbalit moomu Cheikh Anta Diop la Terre Seye.
Kuré Dior di ab dëkk boo xamante ne sorowul lool ngaay waaye ci commune Koul la bokk dendee ak Médina Dakar dëkk bi ci ay jamono dëkk bu doyoon waar la ay mbalit waroon ko askan wi amoon ay jafe-jafe waaye sax ñoom ñoo xëy ne loolu dañu bëgg moo dañ ba tax ñu jóg amal setal dëkk bi ba képp ku fa jaar di yéemu ci liggéey bi nga xamante ne askan wi def nañu ko. lii ngeen gis mooy bale dëkk bi bu dul ci ñëpp toppee Sénégal de xawma dëkk bu dul set mais Kuré Dior ci bokk. ndax sous-préfet dañu ko wax dañu fekk fii cérémonie officielle kenn waxaloo ko mu ni Kuré Dior day li may wax je le dis de tout cœur bokk na ci dëkk yi gën a set ci région de Thiès. ñu ne on n'a plus droit à l'erreur. on veut même waxuñu Sénégal mais dans le monde entier dëkk yi nga xam dañ leen tàmm ci wàllu set Kuré Dior mooy nekk li nga xamante ne mooy paye. ñoom seen jëmm bopp ñi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu jàppale leen utal leen ay unités yoo xamante ni daañu mën a tondi mbalit mi di ko yóbbu feneen. feenu teg mbalit ma dañu bëgg. ngeen créer nu benn plan opérationnel de collecte de ramassage et la gestion des ordures. gestion bi c'est même pas dans le milieu urbain mais dañ ko war a décentraliser au milieu des villages ndax pourquoi pas villages yi du leen boole ci jël seen mbalit di ko yóbbu aussi les débarrasser des ordures est-ce que villages yi bokkuñu ci loolu. adjoint au sous-préfet bu Médina Dakar nee na dégg na seen njàmbat te dina ko jottali kilifa yi. bi ma njëkkee teew fii romb ñu affecté ma Médina Dakar. sama digganteeg yàlla lay wax bi ma njëkkee romb fii dama ne village bi moom dafa set. te Kuré Dior li ngeen def nii vraiment man fu ma ko mën a porter dinaa ko fa porter parce que action yu baax ngeen def. ñu gis ni fii ci Kuré Dior dëkk la boo xamante ni ñu bari nag yéemu nañ ci laxasaay yi nga xamante ne laxasaay nañ ko ngir seen dëkk set te ñu ngi xeex bu baax lu jëm ci wàllu jàngoro yi. wàllu aada ak cosaan ak lu jëm ci foire internationale du livre ñu koy wàcc ba tax ñu ci yëngu ñu sargal leen en attendant 16e édition ba ñu amalee kon ca théâtre Daniel Sorano la woon nag ndaje mu ni mel xamante ni moom la ñu dénk wàllu aada ak cosaan it ma nga fa woon moom jëwriñ ji xam le ni ci wàllu woowee nguur gi def na ci ay jéego yu am solo waaye satu pay motu copp ñi ngeen di gis ñëpp nag ñu sargal leen ci manifestation bi nga xamante ne ñi ngi ko jagleel FILDAK bi seen liggéey nag bu am solo mooy maanaam promouvoir littéraire ak taxaw ngir mu gën a jëm kanam ci seen biir nag am présentateur émission littéraire bu xarañ si liggéeyam. kii moom li ma si gën a neex mooy que ni dafa nekk loo xam ni moom laay gën a def suma liggéey mooy dama duggoon RTS dugg journaliste présentateur journal télévisé. mais bi ma ñëwee ma ne leen directeur bi ma ne ko livre daf ma intéressé dama ci bëgg def émission noonu la commencé alors donc moom moo ëpp li ma def parce que journal bi def naa ko bi ma koy commencé parce que xale woon la def naa ko pendant fanweeri at ak ñett ma bàyyi mais ma continuer li ma intéressé ci liggéey bi. ginnaaw bi ñu sargalee ñi nga xamante ne ñooy liggéey autour du livre ñi nga xamante ne itam ñooy acteurs culturels yi ñu jagleel leen. xaalis bu takku ngir rek gën a pérenniser secteur bi la. juróomi milliards ak téeméeri millions ak juróom-ñaar fukki millions ak ñaar moom la gouvernement jël jox ko li nga xam ne mooy ndimbal loo xam ne loxo ñi nga xam ne ñooy produire culture la ak waa ministère bi kenn doxul seen diggante. lu weesu li di investissement yi nag mu am projet yu dëgër yu ñu taxaw. mémorial le Joola. budget bi boo ko xoolee am na presque 7 milliards yoo xam ne jot nañ ko pour def Gorée 0 milliards dugal nañ ko ci bibliothèque nationale bi am na xaalis bu ñu génnee am na beneen réew boo xam ne ñu ngi waxtaan ak moom ci boppam nangu naay tabax bibliothèque nationale bi ak juróom-benn bibliothèque yoo xam ne ci région yi la ñuy nekk. ku ci mel na soxna Sidi Fatou Niang Siga kii di monsieur Sadakan monsieur Abdoulaye Racine Senghor. ku ci mel na tamit monsieur Amadou Sada Dia ak monsieur Saloum Sadiakhou ñoom ñëpp ñu sargal leen nag ci édition bu bees bile nga xamante ne thème biñ ko jagleel ren mooy livre jeunesse économie ak défi du développement. tàggat yaram ak match bu démb bi soxol éliminatoire mondial 2018 diggante Sénégal la woon ak Afrique du Sud mujjee kon ñaari bal ci benn gaynde yi kon daan nañ ko defee woon ca Polo Koné match bi public bi demoon teewe ji ko ci lu am solo Mamadou Ndiaye moo ciy dellu si. tour d'honneur ci njeexteelu match bi public bi saafonte ak ñi nga xamante ni ñooy gaynde yu Sénégal. ndaw Aliou Cissé yi jeexteel éliminatoire coupe du monde bu 2018 ci mbégte ñaari bal ci benn la ñu daan ñi nga xamante ni mooy Afrique du Sud
mu nekkoon match boo nga xamante ne dafa bari woon suspense ci temps additionnel bi le défenseur bi di Karambo dugal but bi nga xamante ni moo jox ndam ñii di gaynde yu Sénégal mu daal di libérer public bi. métti woon na trop mais lu si ko ëppoon solo tey mooy ñu gañe ko mais def nañ ko grâce ak Karambo bu doon ma dugal bii bi donc tey mën naa wax tey fête bi yàquwul. waaw match bi difficile la kontaan nañ xam nga supporters yi ñëw nañ supporter ñu waaye sant yàlla victoire pour ñoom la quoi. 60 000 spectateurs ñëw teewe woon match bi autorité politique ak sportive ñoom ñëpp daal di am mbégte ci ndam li sunu gaynde yi am ci kanamu public sénégalais bi. leneen li gàkkal victoire bi rek moo di ci ndorteelu match bi coupure d'électricité bi fa amoon waaye it public bi jël ko ak mbégte ndaxte dañu taal ñoom ñëpp seeni téléphone mu nekk lu rafet. image bi nga xamante ni nekk na moo doon jox gaynde yi doole pour ñu débuter match bi. nga xam ko Mamadou Ndiaye jaajëfal leen yéen ñi doon teewlu 19h30 bi ci simili yu néew 20h dina jot Cheikh Tidiane Diaw teew ci wàllu xibaar yeneen ci boobaa ci kàllaama nasaraan lay doon jox ngeen jëf.